Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk, la chaîne. dikkati naa ku muñ ana ñëwoon du am le quotidien ne train express régional bi day dina daw teer waa ngi ci yoon yéeni kaay bi dima daañu ko dalloo ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre diggante téeméer ak ñetti téeméer mooy paas bi lu toll ci fukki minute bu ne teer bi dina taxaw ci say tànk nga daal di ciy jàll daal di yéeg dem lu toll ci ñaari téeméer ak juróom benn fukk gendarme ñoom ñooy assurer sécurité bi ma ne la jeeg bu ñu ne la muñal bés dina ñëw liye tax teer muñ na daw na tribune yéeni kaay ne ma déet daw ga kay fa ñu ko teg ci boppam ci yàq dëgg la ci dalloo gi rek inauguration bi dugal nañ ci koppar goo xam ne maar day taali mënoon na jëriñ sénégalais yi jamono ji ñu toll ca defar ga rek juróom ñetti téeméeri milliards ci suñuy koppar def nañ ko ci loo xam ni fanweer ak juróomi kilomètre dong lay daw benn milliard ñu war ko def nag ci dalloo teer gii te la ngeen ca xamul mooy benn milliard googee doomu réewum Sénégal mosu ca dërëm ndax société yu nekk bitim réew lañ ko jox ñi ne Sénégal ñu bàyyi leen tribune yéene kaay na ma Cheikh Omar Sy ancien député nee na teer bi ngeen teg tubaab lañ ko def waaye tam seen doom bukkee nga ca bii bukki bii njuur bii sàmb seen digganteeg tubaab yi la tribune yéene kaay na ma ñu yàq ba maa dee taali libération yéene kaay na ma waxtu woowu Sénégal jafe-jafe yi neen moo fi am waaye lu nu jox lit ñu fuqati ñu ko xoolal ma rek coowal passeport diplomatique yi mësta jeex diggante présidence ak ministère des affaires étrangères la am enquête bi nag 2021 ak tey ña nga ca waaye amul lenn loo xam ne laale na ak coowal passeport diplomatique yi am ca député ya en tout cas mbir mi daal dinay jéggi dayoo libération yéene kaay na ma kan ca jàpp di Badara Samb ministère des affaires étrangères la nekkoon xamle na ni sénégalais bii di Karambooj footballeur am na ca passeport diplomatique yeeg ñetti millions ak xaaj la joxe Fabienne Fello joxe na ñetti millions waaye amul dañ koo nax Marietou Ba jébbal Ali Ndaw ñeenti millions ñu defal ko ci benn fan ab passeport diplomatique note verbale ya moom di ordre de mission ya diggante 130 jàpp 300 000 lañ ko doon defaree lii mooy ngénte tubaab las yéene kaay ne ma moo taxit Souleymane Jules Diop nee na gàcce laa am saa bu ma wanee sama passeport diplomatique bi fii ci Sénégal nag wax dëgg moo jot dossier kilifa gi dañ ko war a méngale ak bu ñaari député yi fu ñu leen jàppewul war ñu fa jàppe kilifa tribune ne daw leen ña ngay tong-tongee sunu alal libération yéene kaay ne ma coowal saar gi am na lu ca yees l'exclusive yéene kaay ne ko président Macky Sall dafa mel ni ku xamul dëgg-dëgg la am ca saar waaye tam dafa mel ni Samuel Sarr taqe na ca moo di ñaa xam le ci yéene kaay bi ne saar ay ata ngi nii mu nekk ci scandale yoo xam ni mar day taali te ba nii France daal di xidéem nguurug Sénégal gi yeeyu ci yàbbiwu ci waxu ci président kay dafa faf dem ca jëm ñaajo daal di ne pétrole bii jiga di wuñu en tout cas saar mii l'exclusive yéene kaay ne ma moo ñu jiga di dëgg booba coowee ca université ya da jeexagul Dakar Times daal di may xamal ne soriyantoona sax ak luy bëgg a jeex ndax nag ay daje yu sennut mi ngi am diggante Thiès Ziguinchor Bambey Saint-Louis ngir nag ñëw fii ci Ndakaaru def fi madday taali la fi étudiants yi fas yéene tribune yéene kaay ne ma monte Cheikh Omar Anne day génn na daal di wax nag ci coowal daara yu kawe yi Dakar Times ne ma déet Cheikh Omar Anne lu mooy ay communiqué yu muy jébbal rédaction bi yeewu ci yàbbiwu ci te mbir mi toll na foo xam ne étudiants yi dañ ko wër ndomb coow li buñ ca waxul mën naa jural mbir yi loo xam ni marday taali daa mel ni nag Dakar Times ne ma Cheikh Omar Anne dafa tële ci mbir mii di coowal université yi daara yu kawe yi booba ña nga ca politique di wax dëgg-dëgg jàmm nees def ba mu del si ci réew mi le quotidien ne soxna yi day wane nañ yoon yu ñoom amal nañu ak marche blanche sol lu weex tàll ngir jafe-jafe yi ñuy teg soxna yi di fitna mu wàññeeku tribune yéene kaay daal dina ma charte non violence it mi ngi dox ci réewum Sénégal ci wàllu politique bi Cheikh Tidiane Sy daal dinay xamle ni coalition Yewwi Askan Wi dong ñoom ñoo xaatimul charte non violence bi critique yéene kaay daal di may xamal ne ñoom ña nga xam ne ñoo jiite mbir mi laaj seenu taxawaay ci mbir mi jaadu na ay acteur la ñu wala ñun ca ñambaas réew mi quotidien ne en tout cas Thierno Alassane Sall moom nee na xaatimul tey xaatimul ëllëg charte non violence boobu moom Thierno Alassane Sall las di ma xamal ne Yankhoba Diattara la fas yéene porter plainte ndax Yankhoba Diattara dafa xamle ni téeméeri million lay ut ngir financer ñaari téeméeri groupement femme foofee ca Thiès Thierno Alassane Sall ne ko boo ko defee ma porter la plainte las ne ma Yankhoba Diattara def na ko ñuqi na 100 millions financer femmes yi génn it juróom-ñaari millions ngir intérêt ya te di xamle dina utaat yeneen 100 ngir jébbalaat ko yeneen groupement le mandat ne ma Pape Diop booba ma ngay jaay Ndakaaru fas ko yéene taaral ba mu mel ni jéeg bu ñëpp bëgg tribune yéene kaay ne ma Pape Diop day ci ñetti ponk la fas yéene nag liggéey Ndakaar l'évidence yéene kaay daal di may xamal ne moom Pape Diop day daal dinay taxawal nag programme boo xam ne dina soppi bu baax xar kanamu Ndakaaru yéene kaay bi ne ma dafa woote ndaje Ndakaaru dem wuy si ko mu jaajëfal askan wu takku lool dem wuy ko te xamal leen ni bàyyee leen maag Dakar def ko ni panaal boobu nappkat yaa ngay dal ci Alioune Ndoye waa CAPS ne déet ci turbine yéene kaay ndax ñi nga xam ne
ñooy sàkku Alioune Ndoye jóge fi mooy ña nga xam ne yeneen i organisation ñoo leen di financé Le Soleil yéeni kaay ne ma Léopold Sédar Senghor am na ñaar fukki at biir suuf 24 heures yéeni kaay ne ma moo doon chef bi moom Léopold Sédar Senghor L'As yéeni kaay ne Senghor day ab humaniste la woon nekkoon nitu kese waaye tam doonoon ab bête politique Tribune Sport daal di dikkaat ci combat Tapha Tine ak Boy Niang bi ni ki démb yéeni kaay bi daal di may xamal ne Boy Niang daal di nay daanu te ay avertissement moo ko teg jël ba Tapha Tine yóbbaale ndam la yéeni kaay ba tey daal di may xamal ne coronavirus bi day ma ngay yéeg saa su nekk démb ña nga mujjee ci ñaar fukki cas yu yees yu am ci réew mi moo tax ma leen di fàttali saa su nekk ne bu leen fàtte ni mi ngi ci réew mi te day faat moom corona yéen leen a jàpp. ñu ko doon wax sànq daal ci lu bari sax ci li nga xam ne moom mooy fàttaliku ñaar fukki at gannaaw bi mu làqoo àdduna làqoo moom Léopold Sédar Senghor yéenekaay bi Le Soleil xëtam mu njëkk ci loolu la fës muy Senghor démb ak tey di ko nettali beneen yéenekaay boo xam ne tamit dellu si na ci kii di Léopold Sédar Senghor muy Sud Quotidien Léopold Sédar Senghor ñaar fukki at gannaaw gi ñu génne nag ab xët boo xam ne dañ ko jagleel mbirum gouvernance première ci Léopold Sédar Senghor nu mu doon gérer li nga xam ne moom mooy pouvoir politique te amul woon poésie ci biir maanaam kon ni poésie nekkee lu xaw a sedd lu neex nu mu doon gérer wàllu ko pouvoir politique bi nag beneen mbir la woon Terre Neuve yi nga xam ne nag yëkkati nañu ko tamit muy initiative boo xam ne ni tey mën na am jural na ko jural réew mi tamit li nga xam ne moom mooy ci wàllug dayoo mu wax tamit Sud Quotidien ci Senghor nekkoon nag défenseur de la langue française nekkoon tamit ku ñu ràññee ci wàllug li nga xam ne moom mooy unité ak culture yéenekaay bi di Walf Quotidien moom nag di wax ci fàtte boo xam ne fàtte nañu ko musée bi nga xam ne moom lañ ko jagleeloon daanaka léegi jënd ak jaay moo fa gën a fës mu mel ni ab marché lañ ko mujj def luuma ñaar fukki at gannaaw lan moo des ci Senghor wala héritage am xët boobu Walfadjri yëkkati boobu lay laaj leneen nag fës ci yéenekaay bi di Tribune mooy dépense yoo xam ni ñu ngi koy wax sànq bari na lool lañ ci dugal ngir tabax ko defar ko tegraay yi inauguration bi tamit lépp ci wàllu ay dépense la ca terminus su gaspillage bu ñuy wax gaspillage moom train express régional mooy daj dëpp gi waaw maanaam gaspiller moom mënut ñoo weesu li mu def moom train express régional ñu ne nag ni tolloog 800 milliards la ñu dépensé ci lu néew ci ay kilomètres ndax fanweeri kilomètres la ak juróom benn milliard moom la ñu fas yéene dugal ci li Siré di woowee inauguration wala nañ ko fas yéene dalloo donte président Macky Sall ak njabootam ñu ngi koy gis fii ci photo yi bii mooy bés bi ñuy dugg ci train bi di def benn parcours ba delluwaat ci gare ba bokk gis-gis Pape Diop moom génne na programme am ñetti axe la ko fësal noonu la ko yéenekaay bi di Tribune wax ak kii nga xam ne moom mooy Cheikh Tidiane Sy ci lu soxal mbirub charte non violence boobu nga xam ne dañ ko bëgg signé lu nee na mennum coalition Yewwi Askan Wi moom moo teewul ci yooyu lay waxtaan beneen yéenekaay moom dellu si ci wàllug visa coow li nee na cour source A nee ñu daal enquête bi nga xam ne ubbi nañu ko ci wàllug trafic faux passeport diplomatique la gendarmerie s'en mêle mooy gendarmerie moom dugal na ci loxoom adjudant chef Mamadou Lamine Ba ñu gën ko xam ci turu Ousseynou Ba moom nag daanaka dañu ko génnee ca loxoy enquêteur police yóbbu ko section recherche bu gendarmerie ngir ñu mën a leeral mbir mi kon ñoom it tamit dugal nañ seen loxo ci bëgg fësal ak leeral lan moo soxal mbirub wàllu trafic passeport diplomatique mu am ay interrogation nag ci lan moo waral ba gendarme yi dugal ci seen loxo ngir dem jëli koo xamee ni adjudant la gendarmerie adjudant chef Mamadou Lamine Ba pour ñoom ñu mën ko jëkkati ay kàddoo kiy laaj ngir moom ñuy fàttali nag ni dafa am brigade prévôtale ci ni muy amee ci police noonu la amee ci gendarmerie ba koo xamee da nga def benn tooxi doona bokk ci seen corps ñu am sañ-sañu mën laa déglu beneen yéenekaay muy réew mi ca Parcelles Assainies benn doom réew mi Nigéria moo doon jéem a siif benn adolescente benn ado kon. ak ñoo fa bëri sax. waaw parcelle moom ñun ñu fi dëkk xam nañ ko. ñoom ñoo mi daal la ko bëggoon a siif. ak ñoo fa bëri. waaw donc loolu mooy. war nañ koo xoolaat ko. li réew mi xëy fësal fan yi nag ñuy rafetlu tamit liggéey bi nga xam ne mu ngi jóge ci gendarmerie police ndax ñu ngi def ay opération de sécurisation un peu partout pour justement mën a teg loxo ñenn ñi nga xam ne ay ñaawteef la ñuy def l'observateur moom ci trafic passeport diplomatique la dellu si. lettre boo xamee ne daal da ngay jël lettre bi scanné ko muy lettre du président de la république Macky Sall moom nag bokk na ci lu ñu doon sàkku benn
càkkuteefu DG ak ay ramification réseau daal bu yaatu la mbirum passeport diplomatique ak li ko l'observateur xëyee fësal ne nag ni ki ñu jàpp ni moom moo jiite mbir mi Limamoulaye Seck la wuyoo moom nag àdduna ba sax joxoñ baaraam tuuma benn autorité bu ñu ràññee ci réew mi ba pare nag mu dellu ginnaaw maanaam kon daf ko joxoñ junj ko ba pare dellu si at ginnaaw am benn ancien ambassadeur boo xamee ni ma nga woon retraite fan yii sax yàggul dara moom nag ña ngi koy xaar fële ca division des investigations criminelles violence sexuelle verbale psychologique soxna yi nag ñoom ñu ngi woon ci ab doxub ñaxtu ni ki ci dimanche bi li ñu bëgg daal mooy noppi bi ñu mën koo bàyyi ndax ñu bari jamono ji loolu moo leen sonal ndax dañ leen di def yenn yi waaye dañ koy mujj noppee ndax mbirum sama mbokk la wala sama ndijaay la wala yu mel noonu Les Échos moom dellu si ci mbirum coowal affaire Adji Sarr nuñ ko wooyee kii jiite ne woon nag Sweet Beauty liñ koy laaj mooy ndegam wàllug Sonko mën nañoo xam fan lay mujjee ndax moom ki jiite Sweet Beauty jox nañu ko li nga xam ne moom mooy passeport am ngir mu dem wuy ji ci lu jëm ci wàllug yoon Ousmane Sonko nag ñaari weer ak nii muy xaar ki nga xam ne moom mooy juge d'instruction ci demande de levée mesure contrôle judiciaire nañoo ko nag daanaka semaine bu nekk da ngay ñëw wuy si ñu xam ne génnoo réew mi ñaari weer ak nii muy xaar ñu may ko boobule liberté waaye ba léegi defuñu ko laaj bi mu samp nag mooy lu ñuy xaar lu soxal nag wàllug suffrage di élection yi ñu jëm ñett ci juróom yoo jël neen daal ni am na lu bari lu ñuy soppee lii di constitution moom Doudou Wade ñu koy ziar moom nag nee na daal scandale weesul lii ba pare nag comme yàlla da ko may xam-xam ci wàllug téere ci wàllug ay loi ak lépp daal mu joxe lu ñu wooye ab cours magistral noonu la ko Les Échos xëyee fësal wax nañ tamit ci drapeau Pape Diop Tapha Tine moom dafa mujj daan ki nga xam ne moom mooy Boy Niang waaye du daan mu jël boo xam ne dafa leer waaye ci wàllug ay Boy Niang li mu jotoon a yore ci daanaka ay avertissement moo tax ba ñu ne ni daal ni perte na boobu les combats Le Quotidien dellu si tamit ci inauguration bi ñaar fan ak juróom-ñaar lay doon ci décembre loolu leer na officiellement train en route loolu la ko yéenekaay bi di Le Quotidien xëyee fësal daal li foofa na doon wax sànq lii di tarif yi nga am ticket diggante téeméeri dërëm lay doon jàpp ñetti téeméer ñu ne daal ni fukki minutes yu ne daa am benn train bu taxaw lu tollook ñaari téeméer ak juróom benn fukk ci ay gendarme la ñu woo ngir daal ñu yore wàllu ko kaaraange gi livre Senghor sa négratitude loola nag Ibou Fall plutôt moom moo ko def te ku wax Ibou Fall xalaat caricature ci lu jëm ci wàllu comme ni ko Odia di defee ak ñeneen muy ñoo xam ni yàlla may na leen ci wàllu woowu xarañ nañ ci loolu critique laaj la samp ci wàllu li ñu woowee médiation religieuse dans l'espace politique est-ce que ñoom dañ cee bokk wala dañ cee ne jiix dugg te seen yoon newu ci mooy acteur ou intrus laaj boobu moo sampu ci xëtu yéenekaay bi di critique wax na tamit ci li nga xam ne nag moom mooy mbirum trafic de passeport diplomatique ne nag la presse est dans la sauce maanaam am na benn wala ñaar am na ay journalistes yu ci bokk amuma passeport diplomatique la moo tax presse bi saa yu ñu kiyee ñu tudd leen ci ñoom waaye yow ñun dañoo weex donc wala gaañ ñu ngi ci bu baax donc de weexuñu donc de waaw ñu ngi ci bu baax boo doylewul li am wala nga bëgg dund benn luxe boo xam ne wallaay bayi woo sàmmi woo nappi woo ba jaayoo dañ ak xaaj xola il faut que ñu wax ko gaañu mu leer ñun suñu métier bii mënoo ci tabax kër jënd jënd cee oto de amul koom de xanaa nga ne ci leneen waaw nga nekk di nga bay mbaa nga sàmm di nga taaba mais bëgg moo ñu ci bàyyi présenté journalu 30 minutes dama reportage 1 heure de temps ñëw tàllal loxo weer fayee ko wallaay gaaw a tabax kër waaw kon un métier peut-être qui ne nourrit pas son homme loolu beneen débat lay doon mais en tout cas yéen kay yeneen yëkkati nañu tamit wax ci wàllu trafic passeport boobu puisque enquête nee na ay non patriotes daal daanaka ñoom ñoo ci yore seen mburu def ci beurre def ci chocolat def ci lépp festin lañ ko mujjee def ñi yooye ay non patriotes nee na nag ni ci wàllug régime li nga xam ne moom mooy ay réformes yi nga xam ne def nañu ko ngir mën a dakkal business illégal boobu présidence assemblée nationale ministère des affaires étrangères mën nañ jàpp ni foofu mooy ni ko yéenekaay bi xëyee fësal l'axe du mal di maanaam ñett ñooñu ku ci nekk sa loxo laale nga ci Théodore Chérif Monteil di ab député bokk Benno Bokk Yaakaar mais teewul fa Union citoyenne buntu bi nee daal ni li ñuy joxe passeport diplomatique
ci ab soxna yu député loolu nekkul ci li ñu wooyee loi bi gendarme yi nga xam ne nag dañ leen impliqué ci wàllug trafic passeport diplomatique boobu ñoom àddu nañu ci lu soxal mbirub accès à l'énergie industrialisation ak croissance tamit yéenekaay bi l'enquête fësal na gaz bi nga xam ne daanaka possibilité yëpp a ngi ci beneen yéenekaay muy Direct News di wax ci contrat yi nga xam ni moom moo tukkee ci conseil d'administration ak gestion bu bon bi ñu jàpp ni amal nañ ko ci wàllug SAR ne nag ni dafa mel ni pétrole bi ma ngay lakk SAR pool bancaire classique bi nga xam ne moom moo fa nekkoon ñu wër ko ndombo dem ci leneen ay kafaar bu ñuy wax kafaar mooy ci wàllu wolof ay mbóot yoo xam ne daal dañ ko nëbb ci yenn ci ay placard mu mel nag directrice générale bi ak ministre de tutelle bi yore wàllu woowu ba léegi kenn déggu leen ñu àddu ci yéenekaay bi di Direct News jàpp ne ni président Macky Sall dafa mel ni dañu ko xaw a nax te faw mu jël ay responsabilités am ci wàllu woowu yéenekaay bi tamit fësal na Doro Gueye ak équipe am ñi nga xam ne ñoom ci banlieue bi ña ngay dem fi ñu woowee ca Pikine yéenekaay bi Dakar Times moom di wax ci force étudiante yi ci Dakar ci wàllug crise universitaire waxtaan nag tàmbali na am ba am na sax ñoo xamee ni ci mel ni waa SAES SUDES ñoom jot nañoo waxtaan ak étudiants yi ba ñu mën a trouver solution fële ca Diourbel waxtaan ak ñoom ñeneen nag ni amoon na ay réunion secrète ci Thiès Ziguinchor Bambey ak Saint-Louis pour ñëw fii ci Dakar kon defoon jonction mbir mi gënoon a tar waaye ministre de l'enseignement supérieur moom miy waajal élection locale yi Habib Niang moom moo dem jéem a seet nu muy def ba sotti ndox ci li nga xam ne moom mooy daay bi nga xamee ni ubbeeku na yéenekaay bi tamit wax na ci premier ministre Amadou Hott loolee nag dafa mel ni tubaab yi ñoom moom lañ bëggoon jël wala moom lañ bëgg ñu teg ko fa ndax moom daal nee nañu c'est le choix des Français parce que ñoom ñoo ñuy choisir nag dafa mel ni kon ba léegi moomaguñu suñu bopp marraine des journées culturelles et scientifiques de l'EPT DG bu SAR nee na daal ni bu fekkee da ngeen a bëgg tekki dara wala am dara am na yoon boo xamee ni yomb na te faw ngeen jaar fa mën nañu wax ci wàllu université yi ak Vox Populi gannaaw coow yi nga xamee ni nee na cours ci wàllu woowu université yi nag mel na ni daloo nañu li nga xam ne moom mooy tension bi wàccaat na ba ñu ngay waxtaan Cheikh Omar Anne moom yëkkati na kaddu donc toog nañ lu yàgg dégguñu ko nee na nag li muy encouragé mooy wàllu consensus waxtaan ba juboo wat gaal ak yëgoo ba nga xam ne daal jafe-jafe yi du bëri fële ca Dagana nag bataille bu wàllo mën na jàpp ni dina fës kii dafa war a am at ak juróom benn muy Omar Sarr moom daa war a Moustapha Sarr moom alternative oui alternance rek alternance lañu wax donc kii nii di Omar Sarr nekk ministre jaar PDS ñëw tey ci Macky Sall nekkoon numéro 2 sax PDS 26 ans ci benn commune quand même yéenekaay bi fësal ni daal na la ca Dagana coow li dina ne kur ndax bataille bi moom dina am keneen kii di Moustapha Sarr moom mooy candidat wu APR yi di défier kii di Omar Sarr mi nga xam ne ni Benno Bokk Yaakaar di coalition ana Cheikh Cissé waaw moom Cheikh Cissé bàyyi na parce que dafa jàpp ni ci li ñu jot a fort ci weewu béy ni comme ñoom président nee na ko bàyyil wat gaal yëgoo mu bàyyi wat gaal ak yëgoo li mu jàppale kii ñu bari fàttaliku nañu ba avant ay année 2000 ba 2008 donc Omar Sarr mooy choix wu Benno Bokk Yaakaar daanaka Cheikh Cissé dafa jàppale woon keneen ki président mais donte kii nag waru woon bàyyi daa waroon dem ca jongante loolu nag beneen loolu beneen coow la ku mu jàppale loolu nag xamaguma ko loolu moom dese na ma leer léegi beneen bi mooy répartition électeur ci local yi Vox Populi di wax ni dafa am benn document boo xam ne daal fësal nañu fu nekk bureau de vote bu nekk lan la ñuy peese mais ak découpage moom muy beneen kàddu tamit jógee ci DG bu OFOR Alpha Bayla Gueye leader cadre parti socialiste ak Benno Bokk Yaakaar moom nag mu ngay dal ci kaw Ousmane Sonko ak compagnie daal ni pétition bu yeewee askan wi provocation la bu ëpp te lu ëpp tuuru ci li mu ko jàngatee Isma Dioum moom di wax ci wàllu boobu la pétition nee na daal plaisanterie politicienne la c'est une plainte à la limite ridicule loolu daal la wax xam naa dañuy jeexal ak wàlluk làmb malheureusement j'ai pas Odia aujourd'hui mais Tribune Sport ay avertissement la ñu ko daanee Boy Niang 2 daanaka dafa xawoon a ndaw torop ci kanamu Tapha Tine muy ci wàlluk jëmm di ci wàlluk doole ci wàlluk taxawaay te tamit ba ci wàlluk ni mu bëree ndax daal jàpp nañu la de gone du ko dëkku de des na daal ñuy wax ci ñaari baaraam yi nga xamee ni ci loxo gauche am dafa fracturé ci
kon damm ci combat bi ndax mosal na Tapha Tine nag mosal na te làmb la ku nekk mos na waaye moom mos na ñaar ñetti yoon genn saako yi dem toog ci ginnaaw waaye nag encouragement à Boy Niang 2 et félicitations à Tapha Tine 8 heures jot na 8 heures jot na ñu lay jaajëfal Birame ci yaatal gi soxal li fi yéene. Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk, la chaîne des grandes valeurs.